tuyaaba tant yeeg sees yeeg rajo yooyu ñu fayee leen ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. takbir takbir jërëjëf oustaz ñi ngi wax Ousmane Di Alassane Ndiaye carte d'identité mi ngi fii ci taabal ji ñu jox oustaz Makhtar moo woo ki ci topp. soxna Ndey Mbàkke mu soxna Bintu moom Sëriñ Mbàkke Madina teew na ci jataay bi. bu ñañaa bu G20 moom itamit mi ngi ci jataay bi. imam Mouhamad Sakho bàyyee ko ba États-Unis jiite ay imam foofu ci États-Unis mi ngi ci jataay bi. imam Abdoulaye Sall moo fi teewal waa kër Serigne Abbas Sall yi jiite askaay di wax ne rek mbokk yi liy duuf ci nag gi daa xajul ci cin li wala xajandoowu ci këru diine yi ñi fi teew ñëpp buñ leen bëggoon a jox ku nekk kàddu fii ba tàkkusaan du jeex ndax dégg ngeen ñu bari ñu fi tudd ñoo xam ne jëlaguñu kàddu ànd sàmm jikko yi nag daa bindoo noo xam ni nañ ñu dimbale public bi ñu bàyyi xel ni ñuy doxee ñu baree ngi seenu aw nit ñu jox leen kàddu waaye dafa am bunt boo xam ne bu nu ko ubbee dootul tëjooti moo tax ñu ngi leen di ñaan rek ngeen tënku ci ni ñu organiser xam ngeen ne bu dee déterminé ak engagement ak jaay bakkan ci ànd sàmm jikko yi la fekk baax ba ñuy jug kenn jugagul ba ñuy jaay suñ bakkan kenn jaayagul bakkanam ba ñuy jëmmarloog faramason yi kenn jugagul ñu bëgg ñu dimbalenu ci ni ñu tëralee xam ne noonu la gënee d'accord nañu ci loolu nañu ci dimbale rek nañu ci dimbale ndax la ca kanam rawuli bët te masque yëpp dana rot ku nekk danañ xam fa nga féete insha allah ngóor jigéen moom Sénégal dana fi jug ci nii wala mu jug fa cënale su ko defee ñu woo ki nga xam ne moom mooy ki ci topp nga xam ne kenn la ci ànd sàmm jikko yi waaye kenn la ci presse bi mu jege si muy Oustaz Mouhamed Lamine Dramé moom it ñu jox ko mu yëkkati kàddu su daanelee nag sunu kilifa yi tànn kenn ci seen tur su ko defee ñu ñaan gannaaw bi ñu santee mbooloo mi gërëm leen insha allahu taala imam Mouhamed Lamine Dramé bismillah. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر لا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر السلام عليكم ورحمة الله kooku dafa wax ne peuple su décidé dara yàlla da koy fekk si dogal ko bu ngeen décidé na ngóor jigéen du am Sénégal du fi am insha allah kaddu bi ma leen di wax mooy ñu ngi dëgmal ay élection bépp parti politique bu ñëw ci yéen laaj leen ko lan nga préparé def ci ngóor jigéen ku ko nanguwul criminaliser bu ko kenn woteel ku nanguwul a wax lu leer ci ngóor jigéen bu leen ko woteel ku nanguwul a wax lu leer ci ngóor jigéen bu leen ko woteel ku nanguwul a jàppale ànd sàmm jikko yi bu leen ko woteel ñaareeli kaddu bi maa ngi koy wax képp ku ñuy seetaan ci réew mi ci région boo mën a nekk département boo mën a nekk arrondissement boo mën a nekk na nga ñëw adhéré wu ànd ak sàmm jikko yi ndax pare ngeen yéen waa Sénégal ndax pare ngeen adhéré wu ànd ak sàmm jikko yi bépp mouvement boo xam ne sëñ Mountakha mu ngi ci biir sëñ Babacar Sy Mansour mu ngi ci biir sëñ Mahi Niass mu ngi ci biir Medina Baye Niass Léona Niassène Ndiassane Layène association islamique yi ñëpp ngi ci biir ku duggul ci biir da ngaa tardé yéen ñëpp na ngeen adhéré wu ci ànd sàmm jikko yi insha allah beneen kaddu bi may wax mooy affaire ngóor jigéen muntu am Sénégal te du fi am li jota am nag dañ koy corriger parce que ñun ñëpp seet nañu suñuy permis ñu ngi ci def genre te genre fu ñu ko wax ci Sénégal ngóor jigéen lañ bëgg a dooleel loolu nañ ko dindi ci permis yi ñun duñu ay góor jigéen ay jullit lañu beneen bi je suis fier d'être sénégalais tey mbooloo mi bu ko Cheikh Amadou Bamba gisee dina kontaan bu ko El Hadj Malick gisee dina kontaan bu ko Cheikh Omarul Fouti bu ko gisee dina kontaan dina xam ne yéen mu jéewu leen puso réew mu jéewu leen puso bi mu réew ngóor jigéen na fi jóg na fi jóg na fi jóg wasalaamualeykum wa rahmatullah
jërëjëf Mouhamadul Amin. takbir na fi jóg na fi jóg na fi jóg na fi jóg ngóor jigéen na fi jóg góor jigéen bu mu fi am ngóor jigéen na fi jóg ngóor jigéen bu mu fi am. jërë ngeen jëf mbokk yi bég nañ ci teewaay bi ak ni ngeen ànde ak ñun liggéey bi bañ agsi ci cotti teli jox nañ kàddu ci tàmbale bi ñi nga xam ne ñooy étudiants yi jox nañ ko enseignants yi du ngeen ma déglu ba xam bu ngeen continuer dama koy bàyyi de jox nañ ko sëriñ si jox nañ ko ustaas yi dañoo taamu nag yamale ko foofu ndax jotaay bi ñi fi doon wax ki ngeen di sàkku mu jël kaddu teewaayam kaddu la ci jotaay bi engagement bi nga xam ne fu ñu wootee mu ñëw wuy si loolu doy na tàccu leen te ngeen doyloo tàccu yi ndax du fi wax ñàkk fee wax nag tëgtaliwut loolu waaye li fi teew ci ay parti politique bari na mbokk yi ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yal na yàlla dimbali ñi nga xam ne bu ñu amee doole l'islam am doole ñi nga xam ne bu ñu amee doole xeex. ligne des masses vous allez le trouver avec vous waxtu wu ngeen wàccee la ligne des masses bu boobaa da ngeen gis askan woowu di seen patron xañ leen lépp lu mu amoon ba pare yeb leen boole ci kon nag bu ngeen bañee seen askan yeb leen teraangaam lépp lu ngeen fi amee billaay Sidy Lamine joxu leen ko. ñu teewlu fii sëriñ bi mi ngi taxaw ci kanam pëjum bi ak kilifa yi fas yéenee def ñaan bismillah bismillah. waa mbooloo mi alxuraan day wax ni mbir yi wala yonent bi day wax ni innal umuura bil xawaatimi mbir yi mi ngi ci mujj gi képp ku fi daje ànd sàmm ji koy indi woon ñi ngi lay wax ne sunu kilifa yi ñoo taxaw ñi xalifa yi yebal ñoo taxaw ak mboolem waa association islamique yi ñoo taxaw tànn nañu ki nga xam ne mooy sunu sëriñ sëriñ Mansour Sy Abdoul Aziz moom mooy ñaan ñun ñëpp ñu yeewi ko ñi ngi sàkk bu kenn dem lu dul xaar na ñaan googu insha allahu taala sëriñ bi bismillah. jërëjëf si jërëjëf. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina muhammadin ashrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain dañuy ñaan li yàlla wax wa xitaamuhu miskun wa fi dalika falyatanafasil mutanafisun yàlla nañ ko yàlla defal ci ñaan gi te innama al amalu bi xawatimiha waaye al cheikh al imam Sidi al Arabi ibn Saih tëdd ca Rabat nee na allahu akbaru la kabira siwaahu jallat maxaamiduhu wa azza sanaahu haadi lcibaadi ila sanaa irfaanihi law la tafaddulu mahtadaw li sanaahu ci ñun ñëpp nag waaye li ci gën a am solo malikul muluki huwa allah malikul muluki wa xukmuhu fi xalqihi maadin fala xukmun yura li siwaahu waaw wa huwa salaamu fa lam yazal mutaqaddisan zaatan wa wasfan fi kamaali ginaahu wa huwa alxafidu lana naxnu jamian wa laysa yauduhu fi ardihi xifdun wala bisamaahu moo tax dañuy naan bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin iyaka nacbudu wa iyaka nastain ihdina sirata almustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إننا في حماك وتحت لوائك فاحمنا بحماك وانشر علينا لواءك واصرف عنا بلاءك الخارج من أرضك والنازل من سمائك فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم نجانا الله من كيد الكائدين ومكر الماكرين وشنآن الشانئين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وظلم الظالمين وطغيان الطاغين ببركة قوله سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه
alladina qaala lahum annaasu inna annaasa qad jamacuu lakum faxshawhum terewu leen gëm yàlla fa zaadahum imaanan lan la ñu wax wa qaalu xasbuna allahu wa nicma alwakil lanay résultat ba ak natija ba fanqalabu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsashum suun wattabacuu ridwan allah wallahu du fadlin azim innama dalikum alcheytan yuxawifu awliyaahu wa naxnu lasna min awliyaai alcheytan bal naxnu min awliyaai mawlana subhanahu wa taala fala taxaafuhum bu ñu ragal cheytaan yi wa xaafuuni man yàlla nee nañ ko ragal moom in kuntum muminin nag ci charte il faut ñu ànd ak charte boobu di ko gëm walillahi alizzatu wa li rasulihi wa lil muminin walakin almunafiqina la yaalamun ya allahu ya rahmanu ya rahimu ya rabbu ya maliku ya muinu ya haadi ya ahadu ya samadu ya hayyu ya qayyumu ya aliyu ya azimu ya samiu ya alimu ya allahu ya giyaasana inda kulli kurbatin ya allahu ya mujibana inda kulli dacwatin ya allahu ya macaadana inda kulli shiddatin ya allahu ya rajaana xiina tanqatiu xiilatuna agisna 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 ya allah tawakkalna alayka ya rab qadayta faradina fawwadna umurana kullaha ilayk bixaqi qawlika alkarim wa ufawidu amriya ila allah inna allaha basirun bilibad ya allahu ya fattaxu ya wahaabu ya razaqu ya xafidu ya basitu ha naxnu abiduka alfuqaraau bibabik aladillau bibabik almasakinu bibabik almuqassiruna almuznibuna almuxtiuna bibabik wala narju axadan siwaak ya rabbi أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر المسلمين والمؤمنين والمحسنين ودمر أعداء الدين واحفظ المسلمين ودمر كل الدجاجلة والطواغيت وذوي الطغيان إن أرادوا لنا سوءا من أراد لنا سوءا فرد إليه سوءه بحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل اللهم اجعل كيد أعداء المسلمين في تضليل وأرسل عليهم بحق وأرسل عليهم طيرا أبابيل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول واطفئ عنا نار من عادانا بحق كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله واكفنا شر من عادانا بحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وبحق ورد كيد الكائدين إلى نحورهم بحق وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكر الله والله خير الماكرين وبحق ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وأطعمنا من جوع وأمنا من خوف بحق بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنا من خوف واجعلنا من عبادك المسلمين الموحدين المؤمنين المخلصين الذين لا يخافون في الله لومة لائم اللهم أدخلنا في حصنك وكلاءتك في حصنك المنيع وكلاءتك المتينة التي لا يضام ولا يرام يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما والصن واحفظ هؤلاء الإخوة الذين جعلتهم سببا لاجتماعنا هذا اللهم احفظهم وقوهم وأعزهم ومكنهم حتى يصلوا إلى ما يصلون إليه لما يرجونه من السؤدد والنجاة والنجاح والفلاح والتوفيق إلهي لا رب سواك فيرتجى فإنك فاشي الحمد عند الخالقة فلا بد من شكوى إلى الله كربتي فما لي غير الله جابر كسرتي وقرعي باب الغير يا ربي لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي فأنت مجيب يا مجيب لمن دعا دعوتك فأنت كريم يا مجيب لمن دعا دعوتك يا ستار فاستر معيبتي فبين يدي مولاي ما زلت واقفا ذليلا حقيرا مستغيثا لشدتي نشكو إلى الله حاجا ليس يرفعها سواك نشكو إلى الله حاجا ليس يرفعها سواك يا ربنا
يا الله يا الله هل من مزيل بما قد كان يورده رب العباد عليهم ربي الله ونافذ حاكم فينا إرادته كما يشاء وجل الله يا الله وسامحا والدينا وسامحا والدينا وسامحا والدينا والشيوخ ومن قد ولدوا وذوي الإسلام يا الله وكن لنا ربي في كل الأمور حتى في أمرنا هذا وكن لنا ربي في كل الأمور فمن يكن كذلك يلقى اليسر يا الله اللهم هذا الدعاء وهذا ومنك الإجابة فليس لنا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى يا من هو سند المؤمنين وغوثهم ونصرتهم وتأييدهم وأمنهم وأمانهم يا من يرزقهم النجاة والنجاح والفلاح والتوفيق والتيسير والتمكين والنصر والتأييد حتى من لدن آدم إلى النفخ في الصور لأنك جعلتهم خلفاء في الأرض نحن نرجو أن نكون من خلفائك الذين يذودون عن دينك والذين يحبونك ولا يخافون فيك لومة لائم والذين يعزونك ويكرمونك ويبجلونك ويوقرونك ويسبحونك ويهللونك ويعظمونك اللهم أعن هؤلاء الإخوة اللهم نجي السنغال من شر كل ما تكره واو على همتي فاجعل إلهي علية لأن صرت حرا خالصا كل وجهتي على همتي فاجعل إلهي علية سين ما مودو نينا pas moo am solo moom la oustaz Babacar Mbuub def ak aimma yeeg qaada yeeg ulama yeeg murshidun yeeg asatiza yi nga xam ni suñu defuloon lii ëllëg yàlla dana leen ko laaj yàlla daf leen koy laaj ëllëg dégg nga ndax yàlla nee na ëllëg dinaa téye ñi nga xam ni ñu doon asatiza yeeg ulama yeeg murshidun yeeg muwajjihun yeeg qaada yi kum mën a doon ci ñoom sëriñ seeg xalifa ak lépp ci bokk yam président buur ak lépp laaj leen li ma leen dénk nan ngeen ci def kon nag yal na yàlla fay leen yiw yal na yàlla fay oustaz Babacar yiw ala himmati fajal yow yàlla yal na nga def sama yitte ilaahi yow sama borom aliyatan mu yitte ju kawe li an surtout ngir ma mën a nekk xurran di ko libre ci sama propos ndegam maa ngi wax lu baax billahi Sid Lamine joxu leen ko leen ma ci diine ak jamono gisatu leen ma ci di ma nappaage kon nag chers téléspectateurs lii moo nekkoon li nga xamante ne moom moo xew fii ci place de la nation jëm ci mbëbët bi nga xamante ne moom la yëkkati waa ànd sàmm jikko yi ni suba ba léegi ñu ngi fii nag ci place de la nation ñoom li ñu bëgg mooy ñu criminaliser lii di homosexualité fii ci Sénégal ñu balaa ñu yëkkati nag jotaay bi daal di ànd ak kenn ki nga xamante ne ci organisation bi la bokk nekk scientifique pharmacien inspecteur Moussa Diallo. tey lan la ñu mën a jàpp ci tënk surtout ci wàllum kaddu yi nga xamante ne yëkkati nañu ko te yow nga bokk ci mouvement ànd sàmm jikko yi. Merci beaucoup monsieur Diallo. Alors c'est docteur Moussa Diallo, pharmacien inspecteur, membre du comité scientifique ànd sàmm jikko yi, en même temps membre au niveau du secrétariat général. Donc nous vous remercions d'abord de votre présence, de la grande mobilisation et de la diffusion dont nous attendons de vous. Nous voulons assurer les Sénégalais que le phénomène LGBTI+ est une calamité à tout point de vue. En tant que scientifique, je veux attirer l'attention des Sénégalais sur les dangers par rapport à la santé. Des études scientifiques partout dans le monde ont révélé que dans cette catégorie de la population, le taux est extrêmement élevé chez les personnes séropositives. Il est à 186 fois plus élevé par rapport aux personnes qui sont hétérosexuelles. Ce sont des personnes qui sont réputées comme étant des psychopathes, c'est-à-dire qu'ils ont des dépressions mentales. Sur le plan également des pathologies anales, nous avons constaté que c'est des personnes qui font des fissures anales. Nous avons constaté que c'est des personnes également qui font ce qu'on appelle des maladies hémorroïdaires. Parce que comme nous le savons, ils se livrent à toutes sortes de pratiques. C'est une sorte d'orgie sexuelle dans laquelle tout est permis. Sur le plan des pathologies gynécologiques, ce sont les maladies les plus représentatives sont également l'IVG. Les personnes qui se livrent à cette pratique, les lesbiennes, sont des personnes qui sont extrêmement sensibles à l'IVG. L'IVG, c'est l'interruption volontaire de la grossesse. La PMA c'est la procréation
Donc ce sont des pratiques auxquelles nous appelons les Sénégalais à être extrêmement dangereux et à les éviter. Donc voilà un peu ce que nous voulons dire en tant que scientifiques et en tant qu'également membres de ce collectif. Nous appelons l'ensemble des Sénégalais, particulièrement les jeunes et les femmes, à se mettre ensemble pour exiger non seulement l'arrêt de l'agenda LGBTIQ+, qui se déroule aujourd'hui dans ce pays-là, mais aussi demander une loi qui va criminaliser ces pratiques au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà un peu ce que nous attendons des Sénégalais et de ce que nous attendons de tout le monde. Aujourd'hui, le Sénégal montre à la face du monde que nous sommes un pays de valeurs, un pays d'hommes intègres, un pays de culture, un pays de aada ju sax comme on le dit dans nos langues locales. Donc nous n'allons jamais accepter que des gens viennent d'ailleurs pour venir nous imposer des choses qui ne sont en porte-à-faux avec nos convictions religieuses, avec nos cultures, avec nos valeurs. Aucune religion au monde n'accepte l'homosexualité. Vous allez dans le judaïsme, le christianisme, l'islam, et même ceux-là qui n'ont aucun penchant vers la religion, ils rejettent ça d'un revers de main. Donc pourquoi un Sénégal à plus de 95% musulmans, 100% de pays croyants, au nom de quoi veulent-ils nous imposer ce programme qui est concocté par l'ONU, concocté par l'oligarchie maçonnique mondialiste? Donc nous disons stop à ce programme, nous disons stop à ce programme, nous disons stop à ce programme qui est axé, je le répète, particulièrement sur la santé, sur l'éducation et sur les valeurs. Donc nous insistons sur le fait que ce programme doit s'arrêter et nous demandons à tous les Sénégalais de se tenir debout pour que l'homosexualité soit criminalisée. Nous vous remercions. Merci. la ñu am mooy le peuple sénégalais seen patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paye mooy ki leen di jëmale kanam peuple boobu nag mënu leen koo nax gënu leen ko muus dàqu leen koo jàng ëpp leen ko information bu ngeen toppee ci yoon wi nga xam ne mooy la ligne des masses vous allez le trouver avec vous waxtu wu ngeen wàccee la ligne des masses bu boobaa da ngeen gis askan woowu di seen patron xañ leen lépp lu mu amoon ba pare yeb leen boole ci kon nag bu ngeen bañee seen askan yeb leen teraangaam lépp lu ngeen fi amee billaay Sidy Lamine joxu leen ko. leen ma ci diineeg jamono gisatu leen ma ci di wàcc sur le terrain gisatu leen ma may dugg dans les studios bàyyee naa leen liggéey bi yëpp lu ngeen gis ne si c'est ma personne qui dérange je suis prêt à prendre beaucoup plus de recul pour bàyyi leen ngeen def ko mais nag tout à mais ma dénk leen rek li ma leen doon dénk fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yeb seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais seen patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paye mooy ki leen di jëmale kanam peuple boobu nag mënu leen koo nax gënu leen ko muus dàqu leen koo jàng ëpp leen ko information bu ngeen toppee ci yoon wi nga xam ne mooy la ligne des masses vous allez le trouver avec vous waxtu wu ngeen wàccee la ligne des masses bu boobaa da ngeen gis askan woowu di seen patron xañ leen lépp lu mu amoon ba pare yeb leen boole ci kon nag bu ngeen bañee seen askan yeb leen teraangaam lépp lu ngeen fi amee billaay Sidy Lamine joxu leen ko. leen ma ci diineeg jamono gisatu leen ma ci di wàcc sur le terrain gisatu leen ma may dugg dans les studios bàyyee naa leen liggéey bi yëpp lu ngeen gis ne si c'est ma personne qui dérange je suis prêt à prendre beaucoup plus de recul pour bàyyi leen ngeen def ko mais nag tout à mais ma dénk leen rek li ma leen doon dénk fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yeb seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais seen patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paye mooy ki leen di jëmale kanam peuple boobu nag mënu leen koo nax gënu leen ko ñu ko suñu réew yi góor jigéen di jógee pour ñëw ñoo def ay jàngat
wala ni góor jigéen baaxul ci àdduna baaxul ci askan bu ñu njëkk wax mooy bu ñuy wax góor jigéen mu nga xamee kuréel bi tënk lépp luy wax ci wàllu wér-gu-yaram mooy OMS dafa njëkkoon wax ni góor jigéen feebar na bi OMS commencé liggéey ba 1940 góor jigéen dafa nekkoon feebar wante xam ngeen góor jigéen ni ñu amee doole ni ñu defee pression dem ba 1990 OMS génnee góor jigéen ci mbirum feebar yi wante loolu taxul scientifique yi di jarul di def ay gëstu pour wane ni góor jigéen baax askan bi njëkk mooy góor jigéen dafa nekk lu nga xam ni dafa lëkkaloo ak feebaru xel nit ñëpp xam nañ sa xel bu màccee yàlla nu mu mooñee nit góor ak góor jigéen ak jigéen bu ñu sëy bu ñu demee sax ci bàyyi ma yi xam nañ ni loolu mënul nekk jël nañ nag seet gëstu lu toy ni téeméer ak ñeent fukki article scientifique wax nañ ci loolu dem gis ay revue yoo xam ni ñu ngi ko defee Amérique Europe Angleterre France bi mooy ni góor jigéen baaxul dañu xayma xool ni ci góor jigéen ñi ñi ci am dépression moo ëpp fuuf boo jëlee nitu normal yi ci góor jigéen ñi Europe dañ nañ ba démontrer ni li ci xaw ñoo ëpp fuuf nit normal yi est-ce que ñun léegi nañu d'accord ci aw mel noonu ñëw ñu koy légaliser ñu dëkk bi dañ leen ñoo bañ dégg loolu du mu nekk ñaareel mbir bi xool nañ ni mbiru góor jigéen ak jigéen yi seen biir am na feebar yoo xam ni dafa bëri ñoom tey bu ngeen jëlee lu mel ni sida jàngale ñoo ko wane sida booy xool mu ngi ëpp ci góor jigéen ñi que ci nit normal yi loolu tamit dafay waye ni ñoom pratique yi def ay pratique yu exposé la ay pratique dangereux la loolu nag duñ ko nangu xool nañ tamit ni yenn feebar yi nga xam ni feebaru cancer la surtout ci jigéen ñi moo ëpp fuuf ci góor jigéen ñi ak ñoo xam ni dañuy def lu nga xam ni sëy seen biir te loolu jaarul yoon mu nekk loo xam ne ay article scientifique la du samay wax mais waxu scientifique yi ñoo ko wax bu ñu demee ba xool ni mbiru góor jigéen li muy yàq moo ëpp lu muy wax askan bi képp ku am xel ne leen lii warul jàll te ñun suñu warugar mooy ñu jox ay évidence scientifique ñuy jiite pour ñu xam ni mbir moomu warul jàll ci Sénégal tey warul jàll ëllëg warul jàll ginnaaw ëllëg di jeexal nag di wax ni études yi ñoom ñoo ko wane tey góor jigéen fu mu nekk ñu koy def dafay wàññi dundu nit ñi xool nañ ni ñi nga xam ne ñu ngi def yooyu seen dundin day wàññeeku ñaar ci at par rapport ak ñoo xam ni defuñu ko ñuy wax ne tey ginnaaw évidence scientifique yooyu yëpp dëkk boo xam ne en tout cas am na xel ñi fa nekk ni ko comme Alphane waxee ils sont doués d'intelligence doués de raison ñooñu waruñu nangu góor jigéen di law ci dëkk yi moo tax en tout cas ñu ngi jàpp en tout cas ci mouvement bi di ànd ak ñëpp di wax ni mbiru góor jigéen du law na ngaa tey du law ëllëg incha allah takbir allahu akbar jërëjëf docteur jërëjëf ku ko dégg muy wax xam ne ñaari minutes tuuti na ci li ñu bëgg a expliquer waaye li ñuy dund rek doy na fekk nekk ngóor jigéen day tax a foo mooy tax a dox ngóor jigéen day tax a feebar yi ñàkk faje yëpp loolu rek bu ci yemoon mu doy sëkk jërëjëf ñu ngi wax Oustaz Makhtar mu dël ki nga xamante ne moo war a wax ci kàddu jigéen ñi mooy itam ci ñaari minutes ndax ñu njëkkante ak temps bi ñaari minutes bi sax li may wax nii ci la bokk Seydaan Bakkan mu jege si réewum Sénégal réewum Sénégal du réewum góor jigéen xanaa da ngeen a wóor du ngeen wax ci kaw réewum Sénégal du réewum góor jigéen téye leen ko foofu baax na Seydaan baax na de أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين
الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mbokku Sénégal mbokki Afrique mbokki àddina buy jeex bi wala àddina bu jeex ba pare bi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di leen wax ne ñun ñëpp ñun sénégalais yëpp ay responsable lañu ci lii xew nii ñu ngi ci taxawu nag taxawaay bi ñu ci war a taxaw waaye nañu avancé ba li ko ñëpp wax li ñu bëgg mu deñ bi mu deñ ba jeex te day deñ insha allah. yaay yi papa yi docteur yi jàngalekat yi attakat yi ñi nga xam ne ñëpp seen loxo dugg na ba ci biir takk ci mbir góor jigéen bii dugal ko ci Sénégal waaye ak nit ñi nga xam ne suñu loxo dugg na ci wor ak naxe boo xam ne jaar na ci gouvernement bi ba ñun ñu dugal ko ci suñu constitution te bëgguñu ko neexuñu ko ci wor la ak nax ci référendum bi passé ñu dugal ci mbir góor jigéen daganal ko ci Sénégal waaye nag ci daganal boobu mu dugg ci constitution bi ci lay yem duñ ko fi mës a appliqué insha allah rabbi feek suñu dund yi mu ngi fii ñun ñëpp ay responsable la ci kanamu yàlla dalee ko ci président de la république monsieur Macky Sall ba ci ministre yi ba ci ñi koy voté ci biir maa ngi leen di fàttali li ma xam ne di am ci waxoon dafa ne woon na yéen député yi bu ñu leen bindilee lu ngeen war a voté na ngeen xool tontu bi ngeen war a tontu ëllëg ci kanamu yàlla li ngeen voté lan la nar a indi seen ndawu réew lan la nar a indi seen réew bien musiba la na wàccee ci réew laaj boobu nag dinañ ko laaj président de la république Macky Sall dinañ ko laaj ministre yi dinañ ko laaj ñëpp ñoo xam ne seen loxo mu ngi ci biir waaye dinañ ko laaj ñun population bi laa wax parce que ñun ñëpp voté nañ ci référendum yi te référendum yi ndekete yow ci li Macky Sall dëkkay dagal na ngóor jigéen ci Sénégal ñu voté ko te xamuñu ko ñu ngi koy kalaami nag ci yàlla te xam na nag yàlla dinañ ko taw dinañ ko taw te laajte boobu nag ñëpp lañ koy laaj yow mii jàkkaarloo man ak man mii di wax yéen ñun ñëpp wallaahi ñun ñëpp dinañ tànn kanamu yàlla mu laaj ñu bi góor jigéen bu ngeen Sénégal te yëguñu ko biñ ko yëgee ba mu yëg-yëg lañ ci am yëg-yëg liñ ci am nag mooy lii xol yi dagg mer taxaw ànd sàmm jikko yi fas yéene koo xeex ba li ma la def fu mu yem neex wallaahi ba laajte suñu bakkan ñu jox suñu bakkan yàlla dinañu wax ne yéen da ngeen ko yëgee lan ngeen ci def dinañ ko wax ne yàlla subhanahu wa taala dañoo mer suñu xol yi dagg ñu jaaxle tiit président bett ñu ak ñi mu àndal waaye taxaw nañu pour fas yéene koo xeex ba suñu dernière énergie incha allah bu boobaa nag ku nekk na war dernière kàddu bi nag mooy ñun ñëpp ay responsable leen ci lii ñun ñëpp laa wax wallahi kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun yàlla mu ne wala nas'alanna alladhiina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursaliin dinañ laaj ñi yónni ak ñi ñu yónni ci ñun ñëpp la ñuy laaj waaye ma ne ndegam yàlla nee na wa izal maw'uudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat nee nañ bébé bi judd ñu rey ko yàlla mu ne dinaa dekk bébé bi laaj ko ne ko yow lan moo nekkoon sa bàkkaar ñu rey la loolu nag mooy wane ndeke bébé bi la ñu rek sàkk ak ñun responsable yi yàlla dinañu laaj ci lii nañuy préparé tontu bi te lii day dañ incha allah suñu bakkan du ko fekkee warta jigéen doon dee gouvernement takbir 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 allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar jërë ngeen jëf ñu gën a organiser wu tuuti nag ñu bàyyee ne xel bu nit ñëwee taxaw di wax ngeen dimbali ñu ngir yàlla ñu déglu ko bu noppee nag luñ bëgg a yuuxu ñu yuuxu ko bàkk suñ borom ndax góor jigéen yi ba ca ginnaaw ñag ba waaye bu ñëwee di wax ngeen di yuuxu duñ leen dégg luñ ko dégg
ñu ànd ak tuuti rek gën a organisé bu mooy tane woo Oustaz Makhtar mu ñëw woo ki nga xam ne mooy wax ci turu ndaw ñi bismillah. waa turu ndaw ñi Mbàkke ñaaray wax ci seen tur kenn ki la ñuy jiital dugal discours français bi kenn ki topp ci muy Omar Sarr nitu dëgg Omar Sarr bismillah. góor jigéen du fi amee baat góor jigéen du fi amee baat Sénégal góor jigéen du fi amee baat góor jigéen nag dafa am ñoo xamante ni nii ñoo leen di commencé may doole fii ci suñu réew ñooy ñan ñoom ñooy les ONG impérialistes les ONG góor jigéen yi nekk ci réew mi dañoo war a wax ak ONG yi nekk ci réew bi nga xam ni ñoom ñooy ubbil buntu ay góor jigéen dañ leen war a génne ca àll ba ma ni ñun jeunesse bi dañu war a am fulla ak fayda ñu xam ni Cheikh Ahmad Bamba daf ñu liggéeyal Mame El Hadji Malick Mame Baye Niass Mame Boukounta Ndiassane ñoom dañ ñu liggéeyal dañu fi bàyyi un pays de valeur un pays de religion un pays de dignité kon góor jigéen moom mënu fi am baat wax ji nag mooy lan ñun ñëpp nañu jógoo nañu taxaw nañu takk nañu am fulla ak fayda ba kenn ku mu nangu góor jigéen mu lambaree ci dëkk bi waa ànd sàmm jikko yi li ñu bëgg c'est très clair on veut qu'une loi soit votée d'une manière claire et limpide pour criminaliser l'homosexualité définitivement au Sénégal et je vais vous dire une chose. Cette volonté populaire va être respectée par la force, par le président de la République. Il n'a pas le choix. On est le tout. Les députés, waa ànd sàmm jikko yi li leen wax dafa leer. Il faut introduire un projet de loi. Cette loi-là doit être votée et les homosexuels vont être criminalisés ici au Sénégal d'une manière définitive. Jërëjëf. jërëjëf Sarr ci kaddu ndaw ñi la doon wax amaan na yeneen kuy ñëw wax ci kaddu ndaw ñi bu ci kanamee ndax xeex bi moom wala combat bi ndaw ñi dañ ci am engagement bu rëy waaye ginnaaw bi ñu joxee ku wax ci turu universitaires yi jox ko wax ci turu médecins yi jox ko wax ci turu jigéen li nga xam ne mooy la ligne des masses vous allez le trouver avec vous waxtu wu ngeen wàccee la ligne des masses bu boobaa da ngeen gis askan woowu di seen patron xañ leen lépp lu mu amoon ba pare yeb leen boole ci kon nag bu ngeen bañee seen askan yeb leen teraangaam lépp lu ngeen fi amee billaay Sidy Lamine joxu leen ko. leen ma ci diineeg jamono gisatu leen ma ci di wàcc sur le terrain gisatu leen ma may dugg dans les studios bàyyee naa leen liggéey bi yëpp lu ngeen gis ne systémat personne qui dérange je suis prêt à prendre beaucoup plus de recul pour bàyyi leen ngeen def ko mais nag tout à mais ma dénk leen rek li ma leen doon dénk fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais seen patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paye mooy ki leen di jëmale kanam peuple boobu nag mënu leen koo nax gënu leen ko muus dàqu leen koo jàng ëpp leen ko information bu ngeen toppee ci yoon wi nga xam ne mooy la ligne des masses vous allez le trouver avec vous waxtu wu ngeen wàccee la ligne des masses bu boobaa da ngeen gis askan woowu di seen patron xañ leen lépp lu mu amoon ba pare yeb leen boole ci kon nag bu ngeen bañee seen askan yeb leen teraangaam lépp lu ngeen fi amee billaay Sidy Lamine joxu leen ko. leen ma ci diineeg jamono gisatu leen ma ci di wàcc sur le terrain gisatu leen ma may dugg dans les studios bàyyee naa leen liggéey bi yëpp lu ngeen gis ne systémat personne qui dérange je suis prêt à prendre beaucoup plus de recul pour bàyyi leen ngeen def ko mais nag tout à mais ma dénk leen rek li ma leen doon dénk fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole
fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais seen patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paye mooy ki leen di jëmale kanam peuple boobu nag mënu leen koo nax gënu leen ko muus dàqu leen koo jàng ëpp leen ko information bu ngeen toppee ci yoon wi nga xam ne mooy la ligne des masses vous allez le trouver avec vous waxtu bu ngeen wàccee la ligne des masses bu boobaa da ngeen gis askan woowu di seen patron xañ leen lépp lu mu am noon ba pare yeb leen boole ci kon nag bu ngeen bañee seen askan yeb leen teraangaam lépp lu ngeen fi amee billaay Sidy Lamine joxu leen ko leen ma ci diineeg jamono gisatu leen ma ci di wàcc sur le terrain gisatu leen ma may dugg dans les studios bàyyee naa leen liggéey bi yëpp lu ngeen gis ne système personne qui dérange je suis prêt à prendre beaucoup plus de recul pour bàyyi leen ngeen def ko mais nag tout à mais ma dénk leen rek li ma leen doon dénk fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais seen patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paye mooy ki leen di jëmale kanam peuple boobu nag mënu leen koo nax gënu leen ko muus dàqu leen koo jàng ëpp leen ko information bu ngeen toppee ci yoon wi nga xam ne mooy la ligne des masses vous allez le trouver avec vous waxtu bu ngeen wàccee la ligne des masses bu boobaa da ngeen gis askan woowu di seen patron xañ leen lépp lu mu am noon ba pare yeb leen boole ci kon nag bu ngeen bañee seen askan yeb leen teraangaam lépp lu ngeen fi amee billaay Sidy Lamine joxu leen ko leen ma ci diineeg jamono gisatu leen ma ci di wàcc sur le terrain gisatu leen ma may dugg dans les studios bàyyee naa leen liggéey bi yëpp lu ngeen gis ne système personne qui dérange je suis prêt à prendre beaucoup plus de recul pour bàyyi leen ngeen def ko mais nag tout à mais ma dénk leen rek li ma leen doon dénk fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais seen patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paye mooy ki leen di jëmale kanam peuple boobu nag mënu leen koo nax gënu leen ko muus dàqu leen koo jàng ëpp leen ko information bu ngeen toppee ci yoon wi nga xam ne mooy la ligne des masses vous allez le trouver avec vous waxtu bu ngeen wàccee la ligne des masses bu boobaa da ngeen gis askan woowu di seen patron xañ leen lépp lu mu am noon ba pare yeb leen boole ci kon nag bu ngeen bañee seen askan yeb leen teraangaam lépp lu ngeen fi amee billaay Sidy Lamine joxu leen ko leen ma ci diineeg jamono gisatu leen ma ci di wàcc sur le terrain gisatu leen ma may dugg dans les studios bàyyee naa